salaamaaleykum mbokk yi donc tey damay def benn vidéo boo xam ne day taxaw seetlu ci li ñuy woowee cybersécurité donc récemment am na benn actualité bu xew fii Sénégal donc du coup bu indexé benn jeune bu ñuy woowee Souleymane boo xam ne maanaam xelam dafa màcc ci domaine bi lu ñuy woowee cybersécurité donc du coup mu andil ko ay jafe-jafe maanaam ba ñu jot ko cee tëj donc caabi féete ko ginnaaw léegi du coup damay def benn sensibilisation ci vidéo bi au moins pour expliquer yenn jeunes yoo xam ne commencé nañ dugg ci domaine boobu noonu yan limite fan lañ war a yam maanaam seen jàng fan la war a yam parce que cybersécurité benn domaine bu vaste la boo xam ne dafa am jàng foog nga jàng foog nga pratiquer pour mën a am xam-xam donc du coup pratiquer boobu nag des fois mooy faral jeunes yu bëri di dugg ci ay problème ñu leen ciy tëj wala affaire yooyu noonu am na un peu partout dans le monde du Sénégal kese donc jeunes yoo xam ne am nañu ay problème ak loi par rapport ak cybersécurité du lu bees loolu am na fépp ci monde bi donc du coup damay expliquer nit ñi yoo xam ne sama yenn mbokk frères yoo xam ne am nañ xam-xam parce que man ci domaine boobu sax dama ciy liggéey donc du coup am nañ xam-xam ci domaine boobu noonu ak lan la ñu war a def ak lan la ñu war a xam ba duñu dugg ci yenn genre problème ñu leen di tëj wala ñuy tooñ jàmbur parce que benn côté tooñ jàmbur la donc pour démarrer sujet bi damay dugg ci lu ñuy woowee internet dégg da ngeen di jàpp internet mooy comme si seen benn koñ la rek te moo gën a ndaw sax koñ day mel ni benn koñ par exemple man ma dëkk kër bu ñuy woowee villa 31 keneen dëkk villa 32 keneen dëkk villa 101 affaire yooyu donc su ma bëggee yow seeti la damay dem jóge sama kër villa 31 dem par exemple seeti ku dëkk villa 32 ma dem dox benn une minute la may duré léegi xam-xam bi ak technologie bi dafa toll domaine boo xam ne léegi internet bi maanaam village la boo xam ne même soo bëggee seeti koo xam ne moo ngi États-Unis ça se chiffre lu ñu woowee ay millisecondes c'est-à-dire man su ma bëggee wax ak benn serveur bu nekk États-Unis su ma defee tapé ko rek directement en quelques millisecondes waxuma la sax secondes ak ay minutes de quelques millisecondes egg na ak këram donc du coup loolu day faciliter lu ñuy wax accessibilité donc fépp foo mën a nekk rek ci monde mën nga wax ak képp koo xam ne jël na serveur am wala jël na benn site web am dugal ko ci internet bi maanaam fépp foo mën a toll mën nga waxtaan ak moom léegi internet boobu nag dafa am ay lois yu ñu ci teg donc parce que am na ñoo xam ne dañu am xam-xam donc damay commencer détailler ci ñoo xam ne am nañ xam-xam ci wàllum cybersécurité pour expliquer leen donc cybersécurité dafa am ay nit ñu bëri ñoo xam ne dañ ci liggéey domaine yu bëri la de mais damay dugg juste fii domaine hacker bi pour expliquer leen donc domaine hacker bi dafa am ñoo xam ne ni ñu leen di woowee moom mooy ay white hat maanaam man mun naa njorti na ci côté boobu laa bokk donc am na ñoo xam ne dañuy baax maanaam c'est-à-dire dañuy ñëw gis benn serveur wala ñuy liggéey benn entreprise ñu def ci ay yenn test donc après test boobu sax naa ci ñëw nan la ñuy defee test parce que doo ñëw rek xëy rek dem kër jàmbur débarquer fa comme nu mu ko expliqué sànq donc balaa ngay def ay test ku moom kër gi dala war a kat ne testel ma sama kër donc waroo ñëw rek def ay test donc ñooñu noonu ñuy woowee waaye at ñooñu dañu baax c'est-à-dire ay drapeau blanc lañ leen di woowee donc soo ñëwee ñoom dañuy defar ay test gis ne kat sa kër gi par exemple soo jaaree ci fenêtre bii nii maanaam nu ñu ko seeree baaxul mun nga jaar fii soo defee fii mun nga jaar fii donc wax la yan yoon yëpp yoo xam ne mun nga def ba dugg sa biir kër sans ñu kenn du ko yëg wala affaire yooyu noonu donc du coup moom dalay exposé yooyu noonu donc su la ko exposé yow mii di borom kër gi donc wala yow mii moom serveur bi nga dem liggéey def le tout pour corriger ko donc ñooy ñu baax ñi ci cybersécurité maanaam ñooy waay at yi am na ñoo xam ne grey at lañ donc ñu bëri nag ñoo ngi ci domaine boobu noonu parce que des fois cybersécurité dafa nekk loo xam ne dafa am pouvoir donc su nekkee da nga nekk ba dem ba ci am yenn xam-xam yu xarañ yi day mel ni daa am benn pouvoir bu la yàlla jox ci boo xam ne da nga ko yor sa loxo maanaam comme benn sëriñ la rek nga mun ay aay yu nekk ci kii mën a ñaanal nit ñi lu baax mën a ñaanal nit ñi lu bon cybersécurité dafa mel ni loolu donc dafa mel ni it créé am benn entreprise boo xam ne chaque jour nit ñi dañuy dépendre ci benn serveur pour mën a liggéey di ci def ay milliards yow nga am xam-xam boo xam ne serveur boobu mën nga ko yàq ci ay simili wala ci ay semaines donc du coup xam-xam boobu noonu soo demee ba am ko dañuy am lu ñuy woowee mooy comme ñu seetaan Darth Vader rek ñu seetaan nan laa koy waxee sax yéen benn film bu xaw a siiw Star Wars donc dafa am lu ñuy wax côté obscur de la force maanaam am na foo xam ne soo ko tollee da ngay choisir sa camp donc soit nga nekk ci ñoo xam ne dañuy liggéey ak entreprise yi di gagner seen xaalis ci entreprise yi parce que des fois dafa mel nit ñi dañuy fàtte ne soo nekkee ci domaine cybersécurité mun nga gagner xaalis bu bëri soxlawul sax ngay nekk di def lu bon quoi donc du coup mun nga nekk ci ñoo xam ne ñu baax ñi la ba pare di gagner xaalis bu bëri bu takku donc du coup affaire bi daal noonu la demee donc du coup mun nga ñëw les grey hat yi ñoom des fois dañuy ñëw nit ñu woowee grey hat ñoom mun nañ nekk di yàq ay système ba pare de l'autre côté tamit mun nañ nekk di def lu baax di jàppale yenn entreprise donc ñoom seen dara leerul daal ñoom des fois ñu nekk ci côté bu baax bi des fois ñu nekk ci côté bu bon bi donc lu gën a bon ci cybersécurité mooy nga bañ a basculer ci côté obscur bi maanaam nga bañ a nekk benn Darth Vader donc par rapport ak référence bu ma doon joxe donc am na ñoo xam ne ñoom moom ñooy black ñoom ñoo lañ woowee black hat ñooñu moom lépp lu bon rek la ñuy yëngu ci cybersécurité maanaam
dem jéem a koo xam ne entreprise am maanaam comme lu ma doon wax cas de figure koo xam ne investir nga ay milliards sa entreprise ma ñëw bloqué sa SI def ci benn lu ñuy wax ay def ci ay ransomware def ci wala dugal ay virus yoo xam ne day bloqué système bi donc laaj de rançon derrière ne la da nga may war a fay li ma débloqué ko donc koo xam ne xam nga kooku hors la loi la donc du coup cybersécurité am na aspect bu ñoo xam ne dañuy yàqloo ay xaalis entreprise ba pare dañuy def loo xam ne mooy sa image de marque la ñuy yàq comme waa ji doon expliquer cas bi sànq su ñu ñëwee pirater sa site bloqué la donc du coup maanaam client yooyu ngay liggéey su yàggee duñu la wóolooti donc du coup dañuy yàq sa image de marque et loolu c'est très important donc loolu tamit foog ñu ci foog gain bi ku koy def koo xam ne moom attaquant la mu xamal ne kat su defee li mun na yàqal koo xam ne wala wax ko dara def ko dara donc du coup loolu tamit day lu jar a bàyyi xel la donc amaat beneen pàcc boo xam ne bu am solo moom mooy activistes yi am na ñoo xam ne gars yi xam nañ leen ñu xaw a siiw comme ay Anonymous affaire yooyu noonu ñoo xam ne ñoom par exemple dañuy xeex ak yenn gouvernement yi comme lu ñuy woowee rek darknet maanaam internet dafa am benn partie boo xam ne dañ ko xaw a nëpp pour nga connecté wu da ngay utiliser benn navigateur bu ñuy woowee Tor dóor sa VPN mën a connecté wu donc du coup genre darknet boobu des fois pour dénoncer yenn affaires yi yoo xam ne gouvernement yi par exemple dañ koy bloqué sa biir dëkk darknet bi par exemple loolu lay jëriñ dañuy jël des fois di fa dugalee information am na affaire yu bon tamit yu ci xew ci ginnaaw donc jarul sañu koy exposé loolu du cas sujet bi donc du coup loolu yëpp am na ci darknet bi donc ñooñu nag des fois dañuy vulgariser maanaam dañuy ñëw xeex ak yenn gouvernement yi xeex ak yenn entreprise yu am doole multinationales yoo xam ne nekkuñu ci dëgg génne pirater leen pour génne yenn information yi exposé ko nit ñëpp xam ko donc du coup ñooñu loolu mooy seen kii donc am na tamit ci internet ci hackers yi ñoo xam ne dañ leen wooye xam script kiddies mooy ñooñu ay jeunes la des fois du ñu am xam-xam rek trop mais vu que cybersécurité dafa nekk instant bi dafa am doole boo xam ne dañuy def ay am na ñu bëri ñoo xam ne dañu seen xam ne dafa ci màcc dañuy defar ay script defar ay logiciels yoo xam ne day permettre nga mën a def ay attaques donc am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy utiliser sans am ci ay notions yu sori parce que des fois pour nga utiliser yenn outils foog nga am notion yu poussé donc du coup dañ koy utiliser rek ba tooñ ay nit ba ñu tëj leen ci alors que fekk ñoom sax loolu jóge ñu dañ ci doon jéem a jàng mais ni ñu utiliser outils moo baaxul donc du coup yooyu yëpp am na ci biir cybersécurité léegi nag lu loi bi wax ci loolu donc foofu la ñuy ñëwee moo tax tamit ñu ciy tëj ay nit donc nu tax ñu ciy tëj ay nit mooy que yow par exemple mënoo xëy nii rek man mënuma xëy ma jékki-jékki rek jël dem si comme ni ma joxoon kaaw sànq Sénégal kër yi mënuma jël ma dëkk villa 30 ma jékki-jékki xëy benn jour rek dem villa 32 dem jël fa ay affaire wala jël kër ga toj ko daaneel ko donc du coup awma droit boobu donc loolu soo ko defee nit ko nga ko def day lay porter plainte soo lay porter plainte yoon da lay teg daan donc du coup c'est pareil ci domaine u cybersécurité bi en fait cybersécurité bi c'est comme si yow nga am sa benn serveur dañuy jël exemple de la place par exemple Sénégal ñu jël Sedima wala ñuy jël après nañ ñëw ci kaw Tesla parce que am na benn waaye at bu am njëriñ boo xam ne sénégalais bu ci def ay kii donc comme si Sénégal nga gis Sedima moo xam ne dafa am système d'information képp ku jënd dara moom day stocké affaire ci benn base de données jëndal la reçu def ay traité ay information nga jël kooku noonu yow nga ñëw bloqué système am bloqué système wala nga def attaque DDoS mooy comme la wax daaneel kër nga ñëw bloqué flux yi donc soo ko bloqué kooku du liggéeyati donc il perd pendant par exemple temps bi nga ko bloqué mu ngi perdre xaalis bu bëri c'est juste parce que yow en fait da nga ñëw nga jàpp ne yow da nga ko war a pirater pour am ci xaalis donc du coup foofu tamit yoon da lay teg daan donc du coup faut pas bu ñu xam-xam bu mu tax nga dem di franchir côté boobu noonu di dem di yàqal nit koo xam ne deful la dara donc du coup aspect yooyu yëpp moom ci biir cybersécurité donc jeunes yi dañu war a xam fan la ñuy jëm maanaam ci cybersécurité soo nekkee jeune di doogaay jàng di commencer maîtriser domaine cybersécurité da nga war a xam fan ngay teg sa tànk pour bañ a egg foofu noonu parce que soo fa eggee nit ki koo xam ne da nga ko perte loo xaalis donc du coup kooku mun na la tëj léegi deuxième partie bi pour bañ a pour par exemple jeune bi di jàng wala koo xam ne sax ay professionnels ay mag lañ quoi mais amuñu xam-xam trop ci domaine bi pour ñoom ñu ciy jàng pour di jàng ci domaine boobu noonu sans problème sans kenn du leen tëj sans kenn du leen kii ñu am ci xam-xam am na ay sites yoo xam ne c'est gratuit yoo xam ne def nañ ko ci biir internet bi yoo xam ne comme ay DVWA ay serveur la yoo xam ne en local da nga koy jël installé ko sa kër ci sa biir ordinateur def say test de sécurité après xam naa ci kanam sax naa dugal yenn liens yi pour nit ñoo xam ne bëgg nañ exercer wu gën a am xam-xam ci domaine boobu noonu sans am benn problème donc am na ay sites yoo xam ne comme DVWA ay ñoo xam ne ay serveur la yoo xam ne yow c'est déjà vulnérable da nga koy ñëw nga installé ko sa machine après nga def say test jàng commencé jàng ndànk-ndànk sans que tooñ kenn sans que bañ a teg kenn ay problème mu xaalis financier parce que tamit entreprise dañu investir seen xaalis donc duñu nandu nga ñëw dal seen kaw noonu donc du coup yooyu noonu dina baax pour mun a def formation nit bu nga ñëw jàng am xam-xam sans problème sans dara xew te kenn doo ci mus a am problème di nga ci am sa xam-xam bu doy donc du coup loolu noonu naa ko ci dugal comme nit ñi xam
léegi par exemple dama leen benn exemple rek benn comment nan lañ mën a gagner xaalis ci cybersécurité sans bañ a nekk koo xam ne mun nañ waxee benn côté hors la loi la. Donc du coup dañuy jël par exemple benn kawa benn sénégalais Kama, donc du coup xam naa dugal photom récemment yàggul dara donc Tesla maanaam benn entreprise bu am doole Sénégal bu am doole États-Unis du moins entreprise boobu noonu moom moo jëloon teg ay otom oto yoo xam ne léegi maanaam oto léegi xam nga su yàggee sax oto yi dañ leen di piloter automatiquement donc boobu loolu noonu dama ci jox exemple benn attaquant koo xam ne maanaam lu bon moo ko jóg mun na ñëw jël contrôle sa oto boobu noonu ngay dawal ray la ci. Donc du coup faut maanaam cybersécurité dafa nekk enjeu bu très très important ñu bëri xamuñu ko. léegi Ahmed Kama moom noonu dafa ñëw trouver ay bug ay vulnérabilité yoo xam ne ay attaquants yoo xam ne ñu soxor comme ni ñu koy woowee ay black hat mun nañ ko exploiter pour rey ci ay nit wala créer ay problème nit ñoo xam ne voilà donc du coup mu trouver ay bug ci kii boobu noonu ñu ci benn genre forum bu ñu organisé woon ci domaine cybersécurité moom mu trouver ko ak beneen coéquipier am gars yi may ko ci xaalis bu bëri maanaam ñu jox ko xaalis bu bëri jox ko benn Tesla. Donc du coup loolu mooy wane que ni cybersécurité maanaam su nekkee sa xam-xam boobu dem nga ba mu màcc mën nga ko utiliser sans nga bañ a gaañ kenn di ci gagné xaalis. Donc am na yeneen plateforme yoo xam ne tamit ci internet bi xam naa dugal yenn lien yoo xam ne da ngay dem ay entreprise yoo xam ne d'accord nañ pour yow nga def ay test ci seen site ñu bindal la ko. Donc ñooñu dañ lay wax juste ay yenn test yoo mënul def comme ay DDoS attaque genre attaque yoo xam ne voilà c'est prohibé parce que soo ko defee tu peux mettre en marche seen système. Donc genre yooyu lañ lay wax doo ko def soo ko deful automatiquement nga soo trouver sa bëgg nga gagné sa xaalis. Donc du coup il y a plein de méthodes yoo xam ne yow mën nga taataan sa bopp sans bañ a lor kenn sans bañ a lor sa bopp. Donc fois am na loo xam ne nit ñi dañ koy fàtte donc suñu yenn ndaw yi dañ koy fàtte mooy da ngay dem supposons sooy def ay attaque dafa am lu très important mooy soo amul xam-xam rek da ngay lor nit ki. Parce que des fois en fait am na yenn outils yi ngay utiliser comme waa ji maa ngi koy dégg muy wax naan ay Nmap ak yeneen outils yoo xam ne day permettre scanner réseau bi nga xam la kan la ñaata machine ñoo nekk ci biir réseau bi ñaata affaire yooyu noonu. Donc yooyu noonu dafay lay laal lu ñu woowee bande passante. Donc du coup su nekkee yow entreprise bi ngay def loolu bande passante am amul doole facilement da nga koy saturer. Donc soo ko saturé même moom par exemple trafic am day commencer wàññeeku même su nekkee sax andul ko gàllankoor bu graaw mais yaa ngi koy gaañ tuuti sans nga xam ko yaa ngi koy gaañ. Donc du coup loolu yëpp moom moo tax ne da nga balaa ngay def loolu da nga war a conscience ci li ngay def da nga ko war a maîtriser outil yi balaa ngay dem ci këru jàmbur di fa am yoo fay def da nga war a maîtriser li ngay def maîtriser outil yi li ngay def ba pare xam nu tax nga koy def. Donc du coup comme lu ma doon wax rek par exemple si yenn entreprise yi comme man yenn si yu may liggéey balaa ngay def kii da am benn liggéey loo xam ne da nga koy signé da ngay dem yàgg entreprise bi nga ne ko kat man dama war a def dama war a xool sa saytu sa site bi wala dama war a saytu sa serveur. Balaa ngay def loolu da ngeen di signer benn contrat boo xam ne day wane lii ak lii nga war a def lii ak lii waroo ko def même su nekkee sax entreprise bi d'accord na pour nga def ko ci entreprise am da ngeen war a signer benn contrat mu wan la li ngeen war a def ak loo warul def comme ça au moins soo demee ba def loolu yow tooñ nga ko ba tey mun na la ci tëj bien vrai que d'accord ngeen sax mun na la ci andil problème wala nga fay ci ay amende. Donc du coup yooyu yëpp da ci am donc maanaam dafa nekk loo xam ne dafa sensible te nit ñi des fois dañ koy négliger bu baax a baax. Donc du coup aspect yooyu tamit ñoo xam ne dañu dem ba seen xam-xam màcc ci domaine cybersécurité ñuy def naka sulul noonu ci internet bi. Donc du coup yooyu war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax di ci réfléchir avant ngay dem di tooñ jàmbur wala di dem di def ay affaires yoo xam ne ci kër jàmbur laa ko mën a woowee. Donc du coup loolu c'est très important. Léegi dëkk yu bëri ci côté législation bi maanaam dëkk yu bëri teg nañ ci seen loi donc en fonction dëkk bi xam naa dugal firnde yi en fonction yenn dëkk yi muy France ak muy États-Unis muy Sénégal ak muy façon dëkk bu nekk soo defee loo xam ne naka sulul noonu ci internet la wala nga def ko ci këru jàmbur donc dañ lay teg ay daan mun nañ la ci tëj mun nañ la ci fayloo amande bu bëri donc loolu moom lu métti la ci loo xam ne da nga toog sa kër jàpp ne te vulnérable loo kenn dara mun a ci fekk mu mujjee la ci tëj. Donc du coup tamit dafa am beneen aspect comme mooy jàng bu mënoon wax noonu rek balaa ngay dem di def loolu rek di jàng maanaam di jàng ci ay serveur yu jàmbur maanaam comme yu ma la wax noonu nga installé yenn affaire yoo xam ne di nga ci mën a jàngal sa bopp doo lor kenn doo tooñ kenn. Donc par exemple récemment si suñu dëkk yi comme ay Sénégal ak yeneen dëkk yi yu bees yoo xam ne commencé nañu yeew ñoo ngi gis ne ñoom ñoo ngi teg ay jéego yu mag ci cybersécurité. Donc jéego yoo xam ne dina permettre nit ñi commencé wu former ci cybersécurité ba pare tamit état bi ci boppam di jàppale nit ñi di leen dimbali ñu bañ leen ake wala yeneen ak yeneen di teg ay plateforme yu mag yoo xam ne am na ci yeneen réew yi.
donc lu leer tamit mooy soo demee cybersécurité ngay dem di def ay attaque ba ñu jàpp la suñu la jàppee yow te yow nekkul yow yaa dem publier volontairement que ne def ngay attaque fii suñu la jàppee rek xamal ne yow sa xam-xam màccagul ba tey des na donc du coup balaa ngay dem di lor sa bopp nga jàngal sa kër ba xam nan ngay defee affaire yu bëri parce que dafa am lu ñuy woowee ci serveur loolu entreprise yu bëri sax amuñu ko moo tax des fois ngay def lu la neex kenn du ko xam donc lu ñuy woowee log parce que ay financement day mel ni benn affaire boo xam ne moom dafa nekk fii juste pour nettali donc log noonu laa ko mën a expliquer donc lépp loo mënti def ci serveur soo xasee ba connecté wu ci benn serveur jàmbur wala benn site wu jàmbur wala whatever soo ci xasee ba connecté wu rek lépp loo ci def moom da koy am benn fichier benn genre bataaxal lettre lay doon ñu ko ci bind donc yow su nekkee yow am nga def nga naka sulul noonu ba bataaxal boobu noonu ñu bind ko ci log ba du coup waa ji su nekkee par exemple cybersécurité comme lu ma dafa bëri ay domaines yoo xam ne tamit am na ñeneen ñoo xam ne soo xasee ba def say ñaawteef ñoom mën nañ ñëw derrière ay experts yu def ay forensique di xool jàng ci log yooyu noonu kan moo ñëw dugg ci serveur ba mu duggee lan la def lan ak lan donc du coup foofu noonu su nekkee yow xarañoo ko bàyyi fa sa IP bàyyi fa sa yenn information dañ lay jàpp facilement parce que dinañ xam yépp loo fa def donc du coup tamit donc pour bañ a egg foofu noonu donc vaut mieux nga wóolu sa bopp xam li ngay def su nekkee yow vraiment black hat nga xam looy def mais lu gën a wóor moom mooy nga nekk ci yoon bu jub bi di def loo xam ne lu baax la parce que soo xasee ba am pouvoir rek da nga war a xam lépp lu ci nekk maanaam da nga war a xam loi bi loolu la ci wax fan la sa limite yam loolu lépp da nga ko xam donc du coup sciemment soo demee ba def loo xam ne naka sulul noonu suñ la tegee loxo nga xam ne ah kat lii nag yow yaa tooñ donc du coup yooyu yëpp daal dañ ci war a yee par exemple comme yenn dëkk yi comme ay États-Unis am na ay nit yoo xam ne ay jeunes comme gars yi nuñ koy waxee sax ñoo xam ne dañu xarañoon ci domaine cybersécurité xarañ ci ay ba ñu nekkee xale ay 17 ans lañ doon akee ay entreprises yu mag yoo xam ne ay Google ak yeneen yoo xam ne gars yi dañ leen di akee donc suñu leen akee am na ñoo xam ne comme ku ñu woowee GeoAt moom derrière dañ ko mujjee entreprise da ko mujjee jël recruter ko dugal ko ci ñoo xam ne ñoom ñooy saytu yenn site wala yenn serveur yu entreprise boobu di Google entreprise mag boobu di def pour après mun ko corriger derrière donc du coup kooku moom am na ci mujj bu rafet mais ñu ci bëri dañ leen di mujjee tëj donc du coup pour bañ a egg foofu noonu vaut mieux nga def lu baax wala sooy def lu su nekkee sax da ngay jàng noonu sax soo paree nga jéem a xool nay wax ak entreprise bi ne ko kat trouvé naa lii est-ce que mun nga ko corriger pour bañ ci am problème mais soo xasee ba dugg ci surtout jàmbur jël ci ay information yoo xam ne waroo ko woon jël waroo ko woon xam foofu moom tooñ ko foofu moom yaa ngi tooñ loolu moom dafa leer donc du coup pour finir normalement ci 2020 bi ñun ñi namoon nañ ay projets yu mag pour Sénégal ci domaine boobu noonu ñëw créer ay plateformes yoo xam ne dina permettre ay nit ñu jàngat seen xam-xam ci domaine cybersécurité ak yenn jeunes yi yoo xam ne dinañ ci mën a liggéey am ci xaalis mais ñu xaw a freiné xaw ñu bloqué mais incha allah yaakaar naa ci 2021 moom tout se passe bien di ngeen am suñu nouvelle ci domaine boobu noonu te ñëpp dinañ ci gën a gis seen bopp dinañ former nit ñi parce que données dafa nekk lu am importance ci jamono yii ñu ñëw nekk na ko ba pare sax donc du coup franchement nit ñi war nañ ci jóg war nañ ci joro saytu jéem a protéger seen bopp jéem a def tamit traitement bi ci vidéo yi ci suñu chaîne bi def nañ ay ñun ñoo xam ne war nañ nan la ñuy traité genre données yooyu noonu donc du coup domaine boobu noonu dafa war a nekk lu am doole ci at yi ñu ñëw te foog ñu liggéey ci teel ci jóg pour bañ a train bi ba ñu romb donc vidéo bi daal loolu la woon donc du coup j'espère que dina leen jëriñ te ñu ci bëri dinañ am yenn notion yoo xam ne moo nekk ci cybersécurité donc di jaani jëf nekk leen ci jàmm et bonne année